li waral ndaje bi mooy bërëb boo xam ne mébét boo xam ne yàggoon nañ koo am doon ko sumb gannaaw bi nga xamee ni yàgg nañu yëngu ci li nga xam ne mooy jàng alquranul karim ci ki nga xam ne mooy al imam Mouhamed Ali Diouf mi nga xam ne mooy njiital daara ji ñu doon jàngale alquran ci biir fi nga xam ne mooy Ziguinchor ci Kande bërëb bi xatoon yàlla dogal ñuy dox ba am bërëb bi mu nekk ni mun na toll nii ngeen gis espace bi mu yor ñu am yéene def fi li nga xam ne mooy institut bi nga xam ne li nga xam ne soxla nañ ko ci jàng yëpp dana ci am mooy li nga xam ne mooy bërëb yi ñuy jàngee ak bërëb yi nga xam ne ñiy jàng foofu la ñuy nekk waaye it ak bërëb yi nga xam ne liñ leen di jàngal foofu lañ koy pratiquer muy jaamu yàlla gi loolu mooy bërëb bi nga xam ne moom la ñu ñëw tey taxawu fi nii pour fas yéene lu ko sottal incha allah ñu taxaw ci nag ci suñuy jéego ci njàlbeen def ci ñun li ñu am ak lu ñu amul waaye it fas yéene koo jëmale ci kanam incha allah. lu ñu ci yokk mooy. li nga xamante ne mooy sunu yitte te itam muy sunu yéene ci taxaw bi tax te ñu taxawal association bi di kun daa'iman li xidmatil Qur'an dajale ay doomi daara boole ay doomi daara waaye itam am yitte am itam li nga xamante ne mooy ambition am mission bu nekk suñu kanam. mission bu nekk suñu kanam mooy mission bi fi mag ñi indi woon suñu mag diine yi nga xamante ne ñoom la ñuy tudd Sénégal nga xamante ne ku leen wax jàngale daara wax jàngale xam-xam tey nag li nga xamante ne moo tax lii sosu tey lépp mu ngi sosu ci loolu ndax dañu bokk lu ñuy def moo di jàng ak jàngale ñu boole suñuy xalaat boole suñuy yéene pour nouvelle Sénégal bu bees waaye si nouvelle position bu bees ngir jéem a taxaw liggéeyal alxuraan fas yéene ko nag liggéeyal ci anam bu mucc ayib. waaw mébétu institut bi mooy lan jàngal xale yi yar xale yi li nga xam ne mooy yarug islam ak jàngal leen li nga xam ne mooy alquranul karim loolu mooy mébétam moom daal yëngoom mooy participer ci li nga xam ne mooy nit en tant que citoyen bu baax njëriñam ci biir askanam mooy fexe yar ay doomam. waaye fexe jàngal ay doomam fexe def ci ay doomam jikko yu rafet loolu mooy mébétu institut bi looloo ko tax a taxaw waaye du leneen luñ ciy ut waaye lu dul njëriñ nit ñi ak yóbbu leen ci yoon bu baax loolu mooy taxawaay bi. waaw institut ni ngeen ko gisee ni mu toll ak niñ ci mébét nekkul lu yomb ndax mën nañu wax ne ñun ñu ngi ciy def lu ñu mën ak lu ñu mënul waaye sotteem rek mu ngi aju ci ndimbalu borom bi subhaanahu wa taala ak ndimbalu jaam yu baax yi nga xam ne ay jaamu yàlla lañu. te bëgg lu baax di xaar lu baax lu ñu yëkkati ñu nekk ci loolu mu ngi aju ci ñoom incha allah su yàlla defee tawfiq ak taysiir bëgg nañu balaa at mu pare incha allah waaye li ñu bëgg nekkul ci suñuy poos nekkul ci suñuy loxo yaakaar nañ ci jaamu yàlla yi te ñoom lañ ciy xaar incha allah suñ ci ñëwee rek li nga xam ne mooy suñu yéene yaakaar nañu ne dinañ ko sottal balaa at incha allah. am yéene comme béréb yu mel nii tey nga xamante ne mboolem dëkk kaw boo xamante ne amut daara alxuraan. association kun daa'iman li xidmatil Qur'an jóg na taxaw ngir fësal jàppaleem ak ndimbalam ci dox bu nekk ñu di fa jàngale alxuraan ci nu mu muccee ayib nag ci ni nga xamante ne si jóg nañu ngir taxaw jàppale nguur gi ngir dimbale ko ci mission ci jàppale daara yi moo di fexe ba génnee xale yi ci nga xamante ne dañuy taxawaalu ci mbedd yi indi leen ci daara yi dëj leen nu leen mag ñi doon dëjee ñuy jàng alquran normal di tarbiyu normal di jàng xam-xam normal nga xam ne xale bi temps yëpp du ko def ci mbedd mi temps yëpp du ko def ci taxawaalu waaye indi njàngale mag ñi nga xamante ne alquran bi day doon loo xam ne kenn du ko duut baaraam bu ñaaw jëmee ci moom mission boobu moo tax a jóg waa kun daa'iman li xidmatil Qur'an ginnaaw bi nga xamante ne nguur gi jox nañu autorisation ñu yor suñu récépissé ñu taxaw ci def ci effort ba ñu jot ko. waaw loolu kiñ ciy njëkk ñaax mooy nguur gi ndax ñun li ñuy def mooy yare te éducation nguur gi ci boppam moo ko gàddul boppam moo tax président Macky Sall ak nguuram ñoom lañ ciy njëkk woo ñu ñëw gannaaw ñun bi ñu taxawee pour ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne ñoom moom la ñu gàddu ci seen i mbagg ñu jàppale leen ci ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppale ñu fii nga xam ne mooy Casamance ci butut fii ñu nekk ndax alquran ak bërëb yaruwaay yu mel nii dafa xaw a tumuranke fii moo tax ñu ngi ciy xaar nguur gi di ko ci xaar bu baax a baax incha allah ñu ñëw jàpp ci waaye it yemuñ ca
fi nga xam ne fa la ñu nekk muy Ziguinchor autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ministres yi muy directeur général yi muy maire yi ñëpp ñu ngi leen ciy xaar ku mel ni monsieur Doudou Ka ñu ngi koy xaar fii ministre waaye ku mel ni maire bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom it ñu ngi koy xaar fii waaye naka noonu ñoom Ablaye Balde ak mboolem autorités yi ñoom directeurs yi ñoom Ami Tamba macha allah ñoom Innocence Tab Ndiaye ñëpp ñoo xam ne ay autorité lañu tey yëngu ci nguur gi rek ñu ngi leen di xaar fii waaye non seulement ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañu ay nit ñu baax lañu di yëngu ci Ziguinchor moo xam yëngu giñ fi yëngu ñu ngi leen ciy xaar ñu ngi leen ciy xaaree nag ci alal ju ñu indi waaye ñu ngi leen di xaar ci matériel boo xam ne indi nañ ko fi moo xam ciment la moo xam fer la moo xam ndox la moo xam suuf la moo xam xeer la lépp ñu ngi leen ciy xaaree incha allah ku ci jàpp daal ku ne rek ñu ngi lay wax ne ubbil nañ la suñuy buntu di la xaar pour nga ñëw jàppale ñu ci liggéey bii nga xam ne liggéeyu yàlla la waaye liggéey la boo xam ne pour yar jaamu yàlla la incha allah. ñëpp dañ ci war a jàpp ndax du liggéey daara rek. du nitu borom daara rek damay faral di wax ne képp koo xamante ne tey bëgg nga société bi jàkk dëgg da nga war a dellu ci njàngaleem daara moo tax njàngale daara boobu nga xamante ne moom la ñu war a dellu basé wul rek ci wàllu diine rek waaye diine l'islam waaye képp koo xamante ne soxla nga ne xam nga ne société bi dañ ko war a defaraat donc dañuy tàmbale ci base bi ndax lu nekk dafa am aslu maanaam dafa am cosaan donc ñu ngi ciy woo ñëpp di ci tallal loxo ñëpp di tallal loxo nguur gi yëpp xamal ko ne dañu jóg ngir jàppale ko ndax xam nañu bëgg-bëggam ci daara yi waaye ñu nit loolu mooy suñu yéene ginnaaw bu ñu nekkee ay doomi daara yu soqeekoo ci daara dañu xam ne problème mu daara du keneen moo koy régler lu dul ñun doomi daara yu soqeekoo ci daara ñun ñoo ko mën a régler ndax benn entre parenthèse rek tey ñu bëre ñu ngi tuddoo alxuraan taxu leen jóg yàqatuuru daara moo leen tax a jóg ak dundee tuuri daara loolu moo waral tey nga gis xeex yi bëre xëccoo yi bëre jàppal fii bàyyil fii waaye tey bu fekkente ne teg nañu suñu tànk ci yoon ñu ne gouvernement bi duñu am benn problème ndax suñu mission bi tey mooy fexe génnee xale bi ci taxawaalu ci mbedd indi ko ci daara muy jàng normal mu nekk ci condition yu baax. waaw su ko defee fi nga xam ne fa la ñu nekk it muy ñaagis ki nga xam ne mooy maire bi muy Victorine Ndeye moom it ñu ngi koy xaar ci bërëb bi bu baax ndax moom bi mu fi ñëwee taxawaayam ci gox bi gis nañu ko kon ñu nit ñu ngi koy wax ni ñu ngi xaar suñu wàll ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko fi incha allah waaye taalibe yi fi ñuy jógee ñi fiy jàng fu ñuy jógee mën naa wax ne Casamance mooy njaal beenu ñu ciy xaar waaye Sénégal ñëpp lañ ciy xaar ndax bërëb la boo xam ne yàlla lañ koy defal te jaamu yàlla fu ñu mënta jógee ku nekk rek ku yëg ni am nga soxla ci bërëb bi rek ku yëg ni fii nga yaakaaree sa doom li ngay wut ci moom mu am ko rek ñu ngi la fiy xaar incha allah amul kenn kuñ ciy tëjal suñuy buntu ku ñëw rek ñu ngi lay wax ne bismillah. loolu nag dañ ciy tallal ñëpp loxo particulièrement président de la république moom mi nga xamante ne moom mooy gardien constitution Sénégal bi yëpp di bàyyi Sénégal muy monsieur Macky Sall ñu ngi ko ciy tallal loxo di tallal gouvernement am yëpp loxo di tallal bon volontaire yi yëpp loxo waaye di tallal képp koo xamante ne bëgg nga Sénégal bu jag ak Sénégal bu baax. En fait, l'idée est venue de Imam Mohamed Ali Diouf, qui est maître coranique, en même temps imam de la mosquée de Kandé. Depuis qu'il a eu un terrain ici à Boutout, il a tout fait pour chercher à l'agrandir. Mais après l'agrandissement de cet espace qui lui a été vraiment octroyé par un de nos oncles, vraiment l'idée lui est venue de créer un institut islamique vraiment qui va participer à l'éducation de la jeunesse de Ziguinchor, des enfants de Ziguinchor. Et cet institut vraiment participera sur beaucoup de plans par rapport à l'éducation des enfants de Ziguinchor. Et quand il m'a émis l'idée, je lui ai dit que ça c'est une idée parfaitement excellente et là, franchement parlé, on ne peut rien faire sinon que de nous engager à mettre sur pied cet institut-là. Et c'est ce maître coranique qui est Mohamed Ali Diouf, un vaillant vraiment fils de la Casamance, un fils de El Hadj Boubacar, El Hadj Mouhamadou Bachir Diouf, dont on connaît le papa par rapport à l'œuvre qu'il a fait ici pour l'islam, pour la vulgarisation de l'islam, pour l'enseignement coranique de l'islam, pour vraiment l'éducation à l'islam.
Vraiment, lui aussi, il a suivi les traces de son papa et il m'a dit que vraiment, il faut qu'on lutte vraiment et on se donne corps et âme pour qu'on puisse mettre sur place cet institut. Il est parti de zéro et aujourd'hui, on est là. On a posé la pierre, ce qui veut dire que les travaux ont démarré. Maintenant que la chose a commencé, il n'y a plus de recul. Les gens sont là, tout le monde va y mettre sa patte et pour que l'Institut voit un jour naître pour que les enfants de la Casamance puissent en bénéficier. Pratiquement, quand vous voyez, quand on parle d'Institut, vraiment, il y a des logements sociaux, il y a la mosquée. Il doit y avoir une grande mosquée ici. Il y a des salles de classe. Et tout cela a été prévu en construction en étage. Donc tout cela doit être construit en étage pour pouvoir bien gérer l'espace. Et il y aura aussi une maison pour l'imam lui-même. Pour là où il va loger avec sa famille. Et franchement parler, c'est quelque chose qui n'est pas tâche facile. Et on est en train de chercher des moyens par-ci, par-là pour qu'on voit un jour vraiment ce joyau puisse être réalisé. On appelle le président de la République, on appelle les ministres, on appelle tout le gouvernement, on appelle toutes les autorités étatiques du Sénégal, les autorités de la Casamance pour que vraiment cet institut voit un jour vraiment le ciel et que les enfants puissent commencer à étudier. C'est une première en Casamance, bien sûr. Et là, l'idée vient de Mohamed Ali Diouf, qui a vraiment cherché du savoir un peu partout à travers le Sénégal. Parce que vous avez estimé le budget pour la... Wow, c'est des centaines de millions. Oui. Le budget vraiment approximativement, ça va au-delà de 200 millions.